En 2019. Wala en 2018. Ministre de la culture. am na benn conseil des ministres boo xam ne président daf ko def ak ñoom. dañu demandé woon à ce que c'était une recommandation. à chaque commune. maire ba fa nekk. dafa war a créer benn centre socioculturel. ba pare bien équipé. avec les matériels qu'il faut. loolu. ñu defoon ko ne ko tudd ko l'année de la culture. malheureusement Covid bi ñëw. caché lépp. boo tax ma di ko relaté waat. parce que Covid bi jeex na yàlla bu mu fi jaarati. mais si Dieu va te donner la mairie encore une fois de plus. foofu la ñuy laaj lan nga prévoir prêt pour defar la culture parce que naa la wax tuuti monsieur le maire. les artistes. ils ne peuvent pas être au four et au moulin. mënuñu nekk artiste di créer. di sonn di daw di daw su pour suñu kër. ba pare man mënuma jóg dem kër Assane ba Tuuli. ba Lelo. Omar jóge Tuuli ñëw ba sama kër Xodda ba. mais su fekkee am nañu benn lieu de rencontre précis comme ni nga xam ne joueurs yi noonu lañu amee seen stade. di fa dem di football. ñeneen am seen walla mbër yi am seen fu ñuy bëri ji. ñun les artistes les hommes de la culture ñu am suñu maison de la culture. boo xam ne artiste bi. dans théâtral bi. musicien bi. slameur bi. taalifkat bi. képp quel que soit alpha nga yëngu ci culture nga mën a ñëw ci lieu boobu. nga fekk fa quelque matériel instrumental boo xam ne. par rapport ak sa fonction culturelle. di nga ko mën a jariñoo. su fekkee musicien lañu. ñu fekk fa benn groupe orchestral. des instruments musicaux. képp ku ñëw fekk fa ay musiciens. ñu travailler la soo amee say œuvre ñu jàppale la boobu parce que Senghor dafa waxoon ne la culture est au début et la fin de tout développement. vous avez ignoré la culture c'est parce que bari na loo xam ne même au niveau national. le Sénégal dafay jafe pour mu dem parce que notre culture a été tuée. léegi yu mel noonu bu amee. ñu ngi lay ñaan. nga fexe donte da nga bul xalaat ne da nga war a construire une grande maison socioculturelle. mais ni nga nuyee les étudiants yi à l'université. ñu am bu ci nekk. ñu ngi la ci remercier parce que c'est un bon acte. foofu loolu nga def. nga defal lu mel noonu artistes yi am na kër yoo xam ne ñu borom a nga ko tabax. pourtant peu de modification wala peu de kii rek yoo xam ne. mën nañ ko fa def artistes yi di fa daje. ñuy def lecture ñuy def littérature ñuy def nangam xam ne fii la ñuy daje. jaratul may jóg di dem kër Assane pour ñuy répéter. wala muy ñëw sama kër ñuy répéter. mu war a dawi dépense nangam. mais y a lieu où on va se rencontrer. pour faire exprimer notre art. loolu ñu ngi la koy ñaan. merci pour cette question bu am solo. mais dama lay jox réponse bu xaw a gàtt. mooy li ma la wax organiser bu wax nga ko léegi xëy na amuñu ay locaux yu leen mën a jox mais mën ngeen trouver ay locaux yoo xamante ne peut-être mën nañu leen luyeel ko ngeen wala xam nga nu ñu koy mën def da ngeen amal ko seen bopp n'est-ce pas. léegi proposez-moi quelque chose ci côté boobu. mais nag en condition que ngeen organiser wu. incha allah parce que. damay delluwaat tuuti rek parce que xam naa ne. waaw demal monsieur le maire il faut ñu may ñu loolu. les étudiants ba ñu nekkee fii di am ay amicale des étudiants 50 mbir jam kër Moussa Toubani Falal leen Mbul ainsi de suite. dama leen a woo ne leen mënuñu organiser par amicale. mun ngeen garde seen notion amicale ci seen biir. mais il faut que ngeen am benn entité boo xamante yéen ñëpp ci ngeen di regroupé wu. rapidement ñoom ñu def loolu. leur cas boobu mënuma ne réglé wu à 100% mais am na début de solution ndax ñu ngi am ay comment dirais-je locaux yoo xam ne te ñoo ko wutal seen bopp proposé ñu ko ñëw. vraiment ma def les contrats. on est au courant de ça. voilà bon loolu nag laa leen di wax en tant que des artistes. inchallah allez vous organiser. parce que artiste dafa xaw a yaatu. ñii ngi ci lii ñii ngi ci lële ñële ngi ci lële. donc bon su fekkee ne bëgg ngeen loolu mën a nekk il faut que yéen ngeen dem ngeen organiser wu. proposer ñu quelque chose. là une fois que ngeen def ko si vous le faites demain. après demain
en tout cas ce que je sais mooy maak Assane ay membre la ñu SODAV te je pense que loolu ku nekk koo xam ne ki amuloo ay œuvre yoo sauvegarder doo bokk membre de SODAV doo bokk aussi ci association musicien de la région de Thiès te yooyu yëpp ñu nga fa c'est ça merci donc bon on vous attend voilà beneen bi pour ma terminer dañ ko waxul mooy éclairage garage kilomètre 50 ak jigéen ñi am na proposé sànq waaw waaw posé nañ ci biir émission mais dafa am ku woote sànq wax ko xaw ma fi dëkk 50 xam nga toujours parfois kii wax xëy na mën na juum ca la mu wax waaye kii posé question aussi mën na bañ a dégg li ñuy wax man dama wax ne bañ fay def làmpa yi jigéen ñi ñoo ñëw sollicité ma ne leen am ku ma leen booleel ñu fexe dañu indi ko compte ma fayal leen li koy monté lépp ñoom ñoo waxoon ne weer bu dee kii lii lay jàpp kii lii lay jàpp kii lii lay jàpp ba ñu demee ba ci biir loolu am problème bañ ma ko waxee la ma ca mën pour war a décanter situation bi def naa ko loolu laa wax pour mu leer. jërëjëf monsieur le maire yaakaar naa bànn yaa ngi defe naa li ñu amoon ci li ñu sama laaj bi ma laajoon affaire transport boobu voilà transport bi dafa mel ne waxoon naa ci dama wax ne transport bi c'est pas facile parce que bu ñu fàtte ne TM bi mu ngi nekk fële ci Kër Moussa boo ñëwee ba 50 am na xale yoo xam ne dañuy dem xodda bi am ñuy dem fële ñetti zeng am ñuy dem keneen ak yooyu yëpp te yoon wi nekkul benn yoon bu fekkoonte ne xale yi fay jàng yëpp dañu jóge Mbul Kayal le problème est réglé parce que trajet bi benn lay mën a doon boobaa mën nga wut oto boo xam ne moo leen di transporter bu fekkoon ne rek nii la mais imaginez tey jii ki dëkk ñetti zeng wala ki dëkk xodda ba wala xinin boo waree wut lu leen di yóbbu ça pose problème parce que la faisabilité est très difficile. mais est-ce que oto bi mënul di taxaw 50 di leen yóbbu loolu ñëpp di ko taxaw oto di leen yóbbu ñu ngi nekkoon ci procédure boobu di ko étudier mais dañu dem ba ci biir ñu ne est-ce que loolu bu ñu ko defee du indiwaat yeneen problème parce que 50 bi nga xamante ne tey mooy point de ralliement bi ndax ñëpp fa la ñuy daje sauf ñi nga xam ne dañuy jóge xodd ba dinaa gis ñenn ñi am na fu ñuy jaar raccourci bu ñuy jaar foofu mais bu fekkoonte ne woon lépp dafa ne ci tali bi su boobaa liggéey bi dina yomb mais comme dafa dugg ci biir village bi c'est très difficile. waaw li mu wax ni monsieur le maire il faut essayer c'est faisable quand même waaw c'est faisable parce que bon maa ngi négocier ak partenaires yoo xam ne xëy na bu ñu yàlla dimbalee ba ñu amal suñu bopp su boobaa dina gën a mën a yomb maanaam amal suñu bopp ay bis yoo xam ne dina mën a transporter xale yi su boobaa xam nga dafay dal di yomb ci ñoom ndax duñ ko luyee voilà macha allah ah kon monsieur le maire ñu ngi lay sant di la gërëm bon xam naa ne balaa ngeen di waaw dama koy sant gërëm waaye ñun ñëpp dinañu waaw dama ko sant rek ci may profité ci occasion bi ngeen baal ma ndax moom laa waroon jëkke mooy jaale leen di jaale sax imam Mouhamed ndax way juróom génn na ci àdduna fan yi paase yàlla sedd na ne démb wala bërka démb wax nañ ci téléphone Baye Ousmane waaw yëguma ko woon xam naa bi ma ko waxee sax xaw na ko jaaxal lu tax yëguma ko ma ne ko nag jamono moo ñu bindoo waaye yàlla seede na yëguma ko woon ngeen permettre ma rek ci seen antenne bi ma jotale sama njaal ci moom ak ci waa Ngul yëpp mais it di joxe njaal mi aussi man ci sama bopp te quel que soit alpha bi fi may wax ak yow li muy doon sama kilifa am na koo xamante ne tey ci sama biir commune la bokk ci sama biir njaboot la bokk donc bon loolu su amee war nañ leen ko jaale ko waa Ngul yëpp ndax kilifa la boo xamante ne wàññeeku na ci dëkk bi ak ñi nga xam ne sax xëy na wàññeeku nañ ci dëkk bi
te moo xam fekk nañ ci moo xam fekk nañ ci parce que c'est partout su ngeen ma ko permettre sax comme bisimilah. mën nañ ci jaarale lu bëri dëj yu bëri am na fi yu bëri daana ma fi fekk ma dem yenn yi damay yónnee yenn yi dew ma waaye nag nañu jàpp ne dëj bu fi am rek lu mu yàgg-yàgg bu ma ko yëgulee ci tàng-tàng bi comme bii aussi quelques jours après dinaa ko yëg su ma ko yëgee itam li war diggante jullit ak moroom rek lañ ci def mooy ñaanal ko yàlla ndax loolu rek lañ ci mën di ci profité mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci biir commune bi di leen jaale li nga xam ne am na fi di leen masawu coono di leen sant di leen gërëm aussi di gërëm aussi Valor TV en tout cas bu yeboo ngeen xam ne Valor TV fierté la pour la commune de Keur Moussa. Ça je ne le dis pas pour vous jeter des fleurs ndax wax naa ko sànq ci départ bi am nay jamono fekk lu mel ni kenn xalaatu ko fi woon tey bu ñu mënee toog fii waxtaan ci loo xam ne dafay nekk ci soxlay askan wi fexe ba ñëpp mën ci jot parce que ñëpp mënuñu jóge di dem di ñëw mais tey mën naa wax ne commune bi yëpp maire wax na ak ñoom tey wax boo xam ne ñoom ñëpp yaa ngi ko yëg ndax yenn yi mën naa ko wax koo xam ne ñoom duñ ko yëg mais tey yaakaar naa ne commune bi ba mu daj xalaat naa ne li maire wax ñoom ñëpp dégg nañu incha allah ñëpp ci kontaan ñëpp kontaan ci mënul nekk nii naa la mën a kon pour nekk ci à l'unanimité loolu moom accepté nañu ko ndax ba léegi sax am na ñoo xamante ne existence yu yàlla ñu ngi koy dingat kon nag rawatina benn jaam bu xeebu boo xam ne nit rek la buy def ay erreur ba tax na ñu ngi leen di ñaanal yàlla bu baax a baax nag amiin yàlla loolu di ñaan lii yàlla jëm kanam amiin yàlla da nga xam ne dañuy taxaw fële seen benn panneau publicitaire bu mag ñu ne fële mooy Valor TV amiin yaa rabbi comme ni ñu koy gisee dans les centres-villes nga dem ñu naan fii mooy tel rajo fii mooy tel télévision là aussi dama koy wax parce que dañu yor génération boo xam ne dañu soxla information mais soxla aussi éducation sur le plan éducationnel aussi il y va de votre devoir c'est un devoir la quand même en tant que média informer éduquer parce que loolu aussi lu am solo la parce que éducation dafa am solo ci biir réew parce que bu amul rek dafay indi anarchie boo xamante ne bu doy waar la comme dañu nekk ci jamono joo xam ne technologie dafa avancé de parfois ñu di ci def loo xamante ne du ma suffisant parce que dama xaw guddal tuuti ñu di ci jaarale yoo xamante ne au lieu muy jariñ nit ñi ne dafay yàq mooy ñu fexe ba ñuy dégg ñu di ko jàllale te du dëgg ñu gëstu ko ba ñu xam ne du dëgg loolu aussi daf ci am solo vraiment ñu ngi leen di ñaanal yàlla bu baax a baax di remercier aussi l'administrateur yéenay wax directeur mais man je dis l'administrateur di ko ñaanal yàlla ndaw la boo xam ne am na vision moom itam maa ko fekk fi waaye dinaa ko poser benn question ndax dama gisoon branchement yi dem ba yegg tugu ni moom di si bëgg xëcc ma jekki-jekki gisatuma ko loolu aussi xam naa ne moom xam naa ne yéenay poser question waaye man dinaa ko poser ndax bu ma sañoon itam dina la tontu ma bañ a dem ci YouTube mais ma am ko sama kër di ko seetaan parce que itam am na solo quand même vraiment ñu leen di remercier aussi ci invitation bi di leen sant di leen gërëm di remercier aussi staff bi nga xam ne vraiment ànd nañoo ak man te bëgg ma gunge rek waaye ñoom ñëpp wax dëgg yàlla mënoon nañu toog mais nee nañu daal maire fu mu dem ñu topp ci ginnaawam wax nañ dëgg moo tax damay wax toujours ne un maire qui est entouré d'une jeunesse expérimentée bokkul ak ñeneen ñi. je vous remercie beaucoup. jërëjëf monsieur le maire. merci jërëjëf monsieur le maire vraiment ñoo ngi lay sant di la gërëm. yow it ci sa disponibilité.
vraiment ci sa humilité vraiment ci sa compréhension ñu woola ci Palor TV nga ñëw même si ce n'est pas nga ñëw communiquer sa population mais nga ñëw en tant que comme ni nga ko waxee c'est une média boo xam dafa nekk ci sa commune mais boo fi ñëwul rek dinañu laaj lu tax ñun ñu sax dinañu laaj lu tax mais kon ñëw bi nga fi ñëw ça ñu rend daf ñu jox encouragé quand même vraiment ñu ngi la ciy sant di la gërëm waaye di gërëm comme ni nga ko waxee rek sa accompagnant yi di ko dale ci sa man dama koy appelé c'est parmi de tes ombres muy Libaas Ndiaye waa quelqu'un boo xam ne suma mag la suma xarit la suma goro la ndax magam bu jigéen mag la si man di de sëy ma doon sëy Pape Ciss mi gaañu Ndey Aram Ndiaye ba mu jógee kër yaa xam ñëw xodd ba doon laxa sama loxo yaay la ko teg muy Libaas kon moom ci sama vraiment sama fi la bokk Ousmane sama jarbaat la maag yaay ma bokk ndey Mbaaco ñu ngi koy nuyu di nuyu Mbay bu baax a baax di nuyu ñoom Moustapha ñoom Doudou Diop ñoom ñëpp sa rakk yooyu xëy na ñu ci des nag te miinu ma leen ngeen jéggal ma waaye ku mel ni Moussa Faye kay moom sama lépp la moom coach ñoo ngi lay nuyu vraiment di nuyu nu mu tudd di Mbay Sarr kii Pape Laye ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax yéen ñi ci des comme ni ma ko waxee waaye c'était bien nag ma xam seen pour jaar yi mais comme nii nu ma leen maa ngi bàyyi nuyoo daal en tout cas di leen jox nuyoo waa Palor TV mais di nuyu bu baax nag sama caméraman yu baax yi vraiment di ñu accompagner muy Pape Bou c'est lui le directeur du programme vraiment di nuyu bu baax moom it vraiment di nuyu Sikim moom it ci caméra bi mais di nuyu directeur yow moom mën nga administrateur mais nous c'est notre directeur El Hadj Diouf ñoo ngi lay nuyu di nuyu di jox Xalil nag Diouf mu tàggatoo di jox Abdoulaye mu tàggatoo su ko defee ñaan yàlla moom bàyyi ñu may ñu boo beneen samedi ci même heure même fréquence ñu dajawaat ci Palor TV ak beneen invité incha allah Xalil waaw ñuy sant yàlla rek di dellu di sant waat yàlla encore moom mi nga xam ne kàttanal nañu ba li ñu bëggoon def nañ ko donte bëggoon nañ sax mu ëpp ni mais daal jàmm bi bu la yàlla joxee rek doy loolu ñu ngi sant yàlla te ñaan yàlla bii ñu amaat beneen daje boo xam ne dana gën a kii bii te ku ci nekk tamit yëgaat ci beneen yokkute boo xam ne jorte kawe na sax sa njort yàlla mën na ko yàlla nañu ko yàlla defal di wane tamit suñu kontaante depuis bu ñu ko commencé def émission bi ba léegi ñu conseillé noonu loolu mooy suñu concept émission rafetal bu namee ñaaw sax yàlla bu mu ñu fi fekk ñun xamuñu lu ñaaw kontaan nañ trop tamit ci sa mat li nga xam ne bi nga ñëwee fii def nga yëfu kilifa parce que ëttu maam la ñu wax bi nga ñëwee tamit def nga sa yëfu mère mais def nga sa yëfu maam ñu ngi lay remercier ci loolu te ñaan yàlla lii jëm kanam waaw ba beneen njëriñ incha allah waaw kon yow it dañ lay bàyyi moom monsieur Dima vraiment xam naa ne jot nga xalaat tàkkale tuuti monsieur le maire mais ñu ngi lay bàyyi nga nuyoo tuuti jërëjëf voilà merci beaucoup monsieur le maire moo xam naa jot nañu miineen ci ay yeneen casquettes yu bëri mais comme niñ koy waxee rek buñ fa toogee moom benn casquette rek la ñu am te mooy làmmiñu askan wi donc jottale rek lañ fi nekkee loolu mooy casquette bi nga xam ne moom lañ fa toogee tey bien vrai que jonjoon nañ ci yu bëree bëri ci ay yeneen i casquette wante di sant yàlla rek ginnaaw bi ñu mayee ñu def émission bi ba ñu war ko jeexal di ñaan rek yàlla mayeet ñu fekkee beneen samedi ak beneen invité incha allah liñ ciy faral di jublu rek mooy mu ballee fa loo xam ne commune Kër Moussa ñoo koy jëriñoo waaye rek balaa maa tëj maam am ay quelques notes yoo xam ne dama ko bëggoon jàllale la maire su ko defee peut-être dana ci tenir note wala tenir na ci la foofu mais mu gën ci bàyyi xel mooy ay étudiants la ñu plaider toujours la cause étudiants yi dafa am benn problème boo xam ne toujours dañ leen koy faral di delloo mooy le problème des logements des étudiants de Bambey xam nañu situation bi foofu c'est un peu critique parce que comme ni ngeen ko waxee noonu la ko étudiants yi nekk Bambey di waxee pour nga trouver foofu benn logement c'est problème la maintenant solution bi mooy nga fekk fa benn logement appartement boo xam ne mu ngi en cours nga xool na négocier ak borom kër yi pour que loolu mën a antu loolu nag ñun ñu jàpp ne bu amut logement du gaaw a am foofu te la situation la ba ay catastrophe gis ngeen si li nga xam ne moo fa jot a xew kooku benn la xam naa daañu ci gën a taxaw beneen bi mooy
CM bi zone centre bi wax nga sànq ni pour transmettre pour jox élèves yi oto ñuy dem au niveau de Kër Moussa lu difficile la te loolu ñun ñu fi dégg ñu jàpp ni injustice la d'une part parce que distance bi ñu dox dem ba Kër Moussa di fa jàng ak lépp yu fa aju problème bi li ko mën a régler mooy accélérer rek procédure yi pour CM de proximité bi taxaw kooku muy benn ba may tëjee mooy axe yi ma wax ci wàllu yoon yi bien vrai que bëri na mais comme sa équipe ñoo ko fa promettre ni nawet la ñuy xaar nawet ba jeex na ñun ñu ngi xaar balaa élection yi pour que loolu mën a antu ñu ngi jégalu ñëpp di sant ñëpp di ñaan yàlla mayet ñu fekkee beneen yoon ak beneen invité incha allah. ci beneen waxtu beneen émission ci waxtu wi su ko defee ñu ñaan yàlla rek mu may ñu fekkee tal ak man ba nga xam ne bu soob yàlla bu ñu fi rajeetee mu gën faa neex gën faa baax rek waaye kon su ko defee ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñooñu doon topp ci YouTube bi ci Facebook bi ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm xam naa tey moom du ñu lim ku mel ni ñoom àllaaj sekk ak ñoom ñëpp du ñu leen lim ndax guddi na ba noppi waaye asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi leen di sant. waaw.